asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki internetu SSP TV gannaaw bañ leen nuyoo di leen ziara tey ñu ngi ci le 8 janvier 2022 91e édition gàmmu Daaru Alpha Thiombane ñu déplacé wu ñëwal leen fii ci Daaru Alpha waaye tooguñu ci benn bërëb di wër ci biir dëkk bi ngir lenn bañ leen ump ci gàmmu Daaru Alpha Thiombane ñu ngi fii nga xamante ne mooy daralu dëkk bi fii nga xamante ne la ñuy jaayee ak jëndee lii di ay gàtt waaye it organisation bu rafet am ci dëkk bi ku jënd gàtt doo ko yóbbu lewetalee ko fu mu la neexee ci daral bi nga koy jëndee waaye ci daral bi nga koy lewetalee ci couverture ki nga xamante ne mooy vétérinaire département bu Tivaouane mu déplacé wu moom itam ñëw ba fii nga xam ne mooy daralu Daaru Alpha gàtt giñ fi jaay mu xool ko laataa ñu koy lewetal waaye buñ ko lewetalee ba fees li nga xamante ne moo di der bi mu xool ndawal li laataa pèlerin yu jóge fu nekk ci àdduna bi laataa ñu koy jëfandikoo kon damay ànd ak sama caméraman Seydina Omar mu baax mi ñu ànd seeti ki nga xamante ne moo di vétérinaire u département bu Tivaouane mu teew fi pour couvrir li nga xamante ne moom mooy am fii ci daral bi sama caméraman ñu ànd dem dajeek monsieur le vétérinaire incha allah docteur. waaw jërëjëf les internautes de la SSP TV ba léegi ñu ngi fii nga xamante ne mooy daralu Daaru Alpha Thiombane mais ñu taxaw ki nga xamante ne il est le docteur vétérinaire docteur bañ la nuyoo ziar la ñu bàyyi la nga présenté woo ak les internautes de la SSP TV. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp les internautes maa ngi leen di nuyu di nuyu avant tout le khalifa sëñ Djibril Thiombane di nuyu aussi monsieur le sous-préfet de Pambal di nuyu monsieur le maire mooy maire Morolan maire Noto di nuyu aussi départemental Ndari Diop man maa nekk chef de poste vétérinaire bu commune Noto ak commune Morolan waaw. ok docteur ñu gis la fii nga xëy si jiitu fi sax gàtt yi nga xamante ne ñoom lañ fi andi pour jaay leen yi pour lewetal leen ana ban constat nga ñu mun a defal briefing depuis le matin que vous êtes là. waaw man depuis démb si ngoon sax laa commencé am na gàtt yoo xam ne jotoon nañ ko saytu ci guddi gi biñ koy lottal tey aussi bi ma xëyee ce matin te ñëw naa fi waaw ñi ngi lottal nag rayagum nañ fi nit ñi pareeguñ mais liñ fi rayagum mat na 20 waaw te nit ñaa ngi ñëw ba tey mais liñ fi rayagum affaire bi yëpp mi ngi jaar yoon mi ngi déroulé yu di jaar yoon bu baax a baax macha allah nit ñaa ngi ñëw ñi ngi abattre aussi ci daral bi waaw léegi nag def nañ inspection ci nag yi ñu lottalagum lépp am na ci nag boo xam ne def nañ saisie foie bi ndax dafa am ay abcès léegi abcès yooyu ñu jël saisir nañ ko daal di koy sànni mais à part ça daal gisaatuñ fi leneen loo xam ne war nañ ko mën signaler waaw tout se passe bien tout se passe très bien waaw. donc en clôture benn défaut ngeen fi gis te saisir ngeen ko le reste RAS. waaw benn lañ ci gis te nag bi dafa cachectique dafa jeex tàkk ba pare ci foie bi tamit ñu gis mu am ay abcès moo tax saisir nañ ko dañ koy suul mais le reste yëpp ça se passe bien daal nag yu baax lañ jënd ay nag yu baax nag 300 350 400 macha allah daal waaw. ok docteur sa dernier mot ana lan ngay wax séeréer yi surtout conseil bi nga leen di jox ci ndawal li. non séeréer yi moom samay mbokk la ñoom xiruñ ci yàpp loolu pël yi kay ñoo na rey seen bopp wan am na pël bu ma ci ànd ak nii mais ñu bëgg ndawal dañ lan mais séeréer yi moom duñ ko laal macha allah waaw. di leen rafetlu tamit liggéey bi ngeen di def macha allah ndax am na solo depuis ce matin ba tey yéen a ngi fi toog pour couvrir événement bi dëgg fa yàlla amuñ seen fay et bonne continuation merci beaucoup. merci beaucoup docteur merci beaucoup aux internautes de la SSP TV lii la ñu leen indiloon fii ci daralu Daaru Alpha Thiombane nañu ànd dugg ci biir dëkk bi incha allah wala ñu dem wëri beneen daral bu nekk ci dëkk bi rek ndax ñu ngi may signaler am na beneen daral bu nekk ci dëkk bi te ñu ngi fay lottal ay gàtt ñii di lewetal nañ fa dem xool lu fa am incha allah dara du leen ump fii ci gàmmu Daaru Alpha Thiombane 91e édition di édition bu 2022 incha allah seen reporter Aboubacar ànd ak sama caméraman Seydina Omar mu baax mi incha allah dara du leen ump ci gàmmu gi lépp lu fi ruusee ci ay xibaar dinañ leen ko jox ci. waaw ba tey ñu ngi fii nga xamante ne mooy daralu Daaru Alpha Thiombane
comme nuñ leen ko waxee organisation bi am ci daral bi képp ku fi indi sa gàtt du yow yaa koy lewetalal sa bopp gannaaw ba ko vétérinaire bi xoolee sëriñ bi xalifa bi ci dëkk bi dafa désigné ki nga xamante ne mooy imaamu dëkk bi moom mooy lewetal gàtt yi fi daje imaam gannaaw bañ la nuyoo ziar la ñu bàyyi la nga présenté wu ak mbokki internetu SSP. ñu ngi leen di nuyu man maay imaam Abdoulaye Mbengue man maa fi nekk te imaam bi sama waajur yi ñoo fi nekkoon sama waajur Baye Malick Guèye bi mu demee sama baay papa Modou Mbengue nekk fii sama papa dem imaam Malick Mbaye nekk fii imaam Malick Mbaye dem Adama Mbengue nekk fii bi Adama demee lañ ma jox imaam bi mais avant boobu nag man dama daan ànd ak ñoom fii ci daral bi def naa boobu ak léegi mot na 40 ans léegi bi ñu demee nag man ma nekk fii imaam bi te at mu neex daan nañu am ba ay 40 tey jii moom dama yaakaar ne xëy na mbas yi moo tax demewul na mu war a demee waaye nag wax dëgg yàlla am nañu fi ñëw ba léegi am na ñuy ñëw parce que li ñu fi commencé woon sànq demoon nañ bañ am presque am nañu 20 yu tegal te am na yoo xam ne ñu ngi ñëw kon nag ñu ngi ci gërëm nit ñi. jërëjëf imam ba ngeen fi xëy see subaak léegi ana nan ngeen gisee liggéey bi ak organisation bi am ci biir daral bi. organisation bi baax na trop xanaa ren moom li ñu xaw a kii tuur rek mooy nettoyage bi ñu ko daan nettoyé te ba avant balaa bis yi daan dem xale yi daan na ñëw nettoyé dëkk bi yëpp mais ñëw nañu fi keroog mais nag jotuñu yegg si fi ci daral bi te nit ñi taxaw nañu taxaw bu rafet sax waaw. jërëjëf imam ana lan mooy sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy gërëm nit ñi ñaanal leen yàlla yal na yàlla taxawuñu yéen seen rajo bi yal na ko yàlla def muy télé yal na yàlla barkeel yéen ñi ci liggéey yëpp yal na aar leen aar directeur bi ci barke yonante bi képp ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo lépp lu waay bëgg yal na ko yàlla def te am nañ ci yaakaar parce que borom loolu moo tax mu sos ko ngir ñu màggal guddi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon ne ginnaaw yonante bi la ñuy màggal képp ku fi ñëw rek am nañ yaakaar sa aajo dina faju te borom wax nag borom na ne képp ku dugg ci biir daaru afa nim yàlla rek moo tax nga dem boo fi yéene yiw bi ci yow lay jëkk dal boo fi ñëwee savane rek savane bi yow rek lay yem kon ne képp ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo jàngoro bi ñu fi indi yàlla mbas mi am ci réew mi yal na ko fa yàlla jëlee élection yi ñuy jubal yal na ci yàlla def jàmm ba dara bañ a xew ci dëkk bi ci réew mi ci barkentu yàlla salaatu wasalaam ñu ngi ne di yaa ngi ñaanal xalifa bi yal na ko yàlla may wér yàlla yàggal ko suñu kanam ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam. jërë ngeen jëf comme nuñ leen ko waxee ci ubbite gi ñu ngi taxaw ak benn nijaay boo xamante ne fii lañ ko fekk ci daral gi muy yëngu fii ci daral gi nijaay gannaaw bañ la nuyoo ziyaara la ñu bàyyi la nga présenté wax ñu tur weeg sant wi. Ibou Guèye Ndiaye bokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant taxawaay bi rafet na nit amul dara lu dul lii ñun nag lii chaque at lañ koy def parce que dañ koy liggéey quoi waaw chaque at dañuy def lii yenn saa ñu rey ñaar ba ñett ba ñeent ñu koy jaay. jërëjëf nijaay ñu fekk la nga ne chaque at da ngeen di yëngu fii ci daral gi di ray ak a jaay ana nan ngeen gisee organisation bi am ci daral bi ak taxawaayu vétérinaire yi fi teew. non vétérinaire bi moom taxawaayam rafet na parce que maanaam nit ki bu fekkee wér-gu-yaram doomu aadama ngay xool nga ñëw di ko saytu dafa rafet parce que fi ñu nekkoon jamono dafa weesu du ni maanaam nit ki lu la neex rek nga gis nga nag bi man maa ko moom même man ñi mu maa ñëw dama rey ko dafa am ku koy rey spécial te sëriñ bi moo koy yebal te kon loolu dafa am solo bu doon tamit lu nit lu mu neex def am man kon tamit du sotti waaw noonu daal noonu la ñuy liggéey fi. jërëjëf mbaa nekkuñu ci daral bi teg leen ay charte yoo xamante ne yu xaw a jafe. non 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 parce que loo gisee dafa am yoon maanaam liggéey bi bu fekkee am nga sa carte bougé war ngaa mën a liggéey te carte bougé balaa nga koy am tamit da ngay jaar fu ne ñu lijjanti la ko ba nga am papier yëpp nga doo ko mën a liggéey loolu bu fekkee amoo ko tamit duñ la may tamit ngay def yenn yi wala da ngay am autorisation tamit mais loolu yëpp dañu see jóg léegi balaa ngay liggéey daal da ngay am lépp sa carte lépp ngay am nga xam ne léegi boo ñëwee tamit kenn du la teg ci loo warul nekk balaa ngaa liggéey tamit da ngay woo vétérinaire bi nga dinaa liggéey nga ñaan autorisation ba ñu may la nga doog a liggéey mais pour maanaam nga ñëw rek liggéey tamit te da ngay jaay déedéet loolu amul. sama nijaay ana lan mooy sa kàddu gu mujj. kàddu gu mujj mooy maa ngi rafetlu seen taxawaay te tamit lii yàlla na fi yàgg te ña koy fekke yàlla nañu yàlla may wér te tamit ku mën benn ren déwén nga mën fukk parce que loolu mooy adduna te yéen ñi koy def tamit yàlla na leen yàlla may wér. parce que lii tamit rafet na ñëw tamit di laaj di xool nan la nit ñi di doxee ak nan la ñuy waxee dafa rafet parce que kenn ku ne mënoon na daan def lu ko neex mais loolu moom jóge na fi moom loolu amut lépp loo fiy def léegi moom buy rey moom da nga koy teg si yoon même bu rafetul sax dañu lay wane boo ko liggéey jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant.